une trahison du peuple parce que bu leen fàtte benn affaire xalif général moo ñu ne ñu toog arrêté xeex bi lépp lu ñu metti moom dina ko yëgal Macky Sall dina dox ba jàmm dellu ci Sénégal ba réconciliation nationale am ci Sénégal kon Touba warul am taxawaay boobu ci yar ak teggin rek nañ ko waxtaan Touba mënul am taxawaay buy ñëw soutenir Macky Sall loolu trahison la ngeen d'accord ko ngeen ñàkk koo d'accord ngeen d'accord ak man ñàkk ko d'accord loolu c'est une trahison Touba mënul am liste boo xam ne day ñëw pour soutenir Macky Sall loolu haute trahison la loolu c'est trahir tout le Sénégal beneen bërëb sax bu ko defoon ok mais yow kilifa bi nga xamante ni ñëpp yow lañ déglu woon ci sa dëkk ñu ne liste dafay am liste boo xam ne Macky Sall la fay ñëw dooleel allahu akbar xam ngeen ni loolu trahison weesuwu ko trahison mënu ko gën a rëy ci ndaw yi nga xamante ni dañoo am yaakaar ci sëñ bi sëñ Mountakha trahison mënu ko rëy mënu koo gën a rëy nañ wax dëgg te yàlla tax mais jeexul yemul ci loolu de Macky Sall waxloo kilifa bi ci réseaux sociaux yi loo xam ne moom mooy préoccupation majeure bu Macky Sall réseaux sociaux yi fexe ba kilifa diine gi tamit prononcé wu ci réseaux sociaux yi di diaboliser réseaux sociaux yi yéen a ngi gis ñu ngi compter yéen a ngi compter lii mën naa leen benn bu kenn yuuxu Macky Sall mooy premier point bi deuxième point bi mooy liste bi on est d'accord troisième point bi mooy réseaux sociaux yi quatrième point mooy ne kilifa gi recevoiral armée française ñii doon xeex dañoo joxe image boo xam ne Sénégal dafa bañ France yow recevoiral armée française nga won leen yéen yow ak ñoom benn ngeen ne Sénégal ak France benn lañu Macky Sall fexe ba kilifa diine gi nangu loolu recevoir leen ba pare kaddu yum fa wax moo am solo xam nga maa ngi gis ci réseaux sociaux gars yi di wax non dafa sol dàll loolu yëpp ay débat de bas étage la dafa sol dàll def ko recevoir kilifa bi am na droit recevoir ku ko neex ñun yaakaaruñu ni important nañu ba ñu war a wax kilifa kan la warul recevoir ak kan la war a recevoir ñun on ne donne pas cette prétention là d'être si important mais bu solee dàll ñàkk sol dàll loolu ça ne me regarde pas du man may organiser lieu boobu ba war a wax ndax dafa war a sol dàll wala warul sol dàll ça ne me regarde pas man une chose me regarde par contre mooy sëñ Mountakha lu mu fa wax loolu ça me regarde loolu moo ma ëppal njëriñ loolu moom moo ma marqué ne ko bu leen ragal dara ni ñoo ngi ak ñoom ak armée française ñoo ngi ak yéen quoi vous avez notre soutien xalif général wax ni il soutient l'armée française mais sama gars yi yéen ngeen yaakaar ni affaire bi commencé wul ëpp loxo quoi honnêtement taalibe yi ngeen jéggal ma nag ci franchise bi parce que franchise signe d'indiscipline la pour sénégalais yi quelquefois nekk franc ak wax dëgg c'est un crime parfois au Sénégal c'est voilà xaaral ma bloqué leen merci beaucoup donc yéen ñëpp di ngeen dem léegi ne vous inquiétez pas page bi maa ko moom ku ma neex moo fi nekk ku ma neexul du fi nekk ah sama gars yi continuer leen partager commentaire bu ma neex mooy feeñ ci fii ah commentaire bu ma neexul kenn du ko gis donc seen commentaire yéen ñëpp dinaa leen bloqué mu supprimer wu automatiquement te dootoo leen gis page bi ba bés bi ngeen di dee parce que du ma leen mës a débloqué voilà léegi ñu continuer ñun entre personnes réfléchies nañu continuer donc ngeen yaakaar ni affaire bi commencé wul ëpp loxo ngeen yaakaar ni lii nekkul xeex jeunesse bi lii nekkul retourner wu contre le peuple dañu wax dëgg te yàlla tax rek est-ce que lii nekkatul retourner wu contre le peuple bi nga xam ne yow lañ déglu woon ba toog tey ngay def loo xamante ni c'est contraire à soutenir le peuple contraire c'est tout à fait contraire ak soutien boo xamante ni yaa ngi koy wone envers le peuple ça c'est de la trahison mu neex leen mu naqari leen ngeen kontaan ci ngeen merci c'est de la trahison bàyyi ma bloqué la très bien donc nit balaa ngeen ñëw ci réseaux sociaux yi di saaga doomu aadama yi balaa ngeen di yónni xaj yi ci réseaux sociaux yi ci ñuy mbow ci kaw nit ñi jëf yi la ñu war a bàyyi xel jëf yi la ñu war a bàyyi xel jarul ñu fi yónni ay xaj pour ñu ñëw saaga doomu aadama yi parce que fii nii dinaa def te kenn du wax amu fi
parce que ay nit dem nañu ne kilifa bi réseaux sociaux yi noot nañu jeunes yi yëpp kenn mënatul wax kayis foofu mii sax dugal nañ ko si suñu poche si ñun la far barki alquranul karim képp ku yaakaar ni kayis foofu si yow la far yaa ngi nax sa bopp man ci dëgg laa nekk man faruma kenn fu ma gisee dëgg ma génn wax ko saluer ko fu ma gisee lu dul yoon ma génn wax ko kenn mënul tee kayis foofu où que ce soit man kenn musuma fay 1 centime koo xamante ni man génn na fay ma pour ma wax fay ma pour ma def li ak li génnal ci réseaux sociaux yi nga wax ko koo xam ne génn na fay ma pour quelque chose service bu ma ko war a rendre ci réseaux sociaux ma attaquel ko nit wala ma xasal ko nit wala ma waxal ko képp ku ko mës a def benn yoon jox ma cachet photo génneel photo bi nga wone ko nga ne kayis foofu maa ko fayoon discussion baa ngi ni nga génnee ko nga ne yaa ma fayoon pour ma defal la dara man kenn fayu ma bu ma nit waroon fay Macky Sall lay doon essayé na ko plusieurs fois kon nekkoon naa milliardaire bu yàgg bu fekkoon nekkoon naa traître nekk naa milliardaire ay Fouta Tampi mi ngeen di dégg ñun bu ñu commencé xeex ñoom xalaatuñu xeex amul façon proposition bu ñu fi gisul ñun ñu teg suñu tànk ne mukk ñun ay gor lañ duñu mës a trahir peuple bi bu fekkoon xaalis kese moo tax ñuy wax nekkoon nañ milliardaire ba arrêté xeex est-ce que comprendre ngeen loolu yëpp mësuñu intéressé nekk ci sénégalais yi xeex bu ñu nekk ak sénégalais yi chaque jour suñu veste mësuñu ko retourner même sens bi lañ koy solee chaque jour mësuñu retourner suñu veste donc ma yaakaar ni honnêtement bu ñu tollee foo xamante ni crise am na ci doxalin parce que comme ni ma koy waxee Sëñ Tuubaa héritage yu ñëpp la patrimoine yu ñëpp la lu mu liggéey sénégalais yëpp la ko liggéeyal africain yëpp la ko liggéeyal balaa suba xalif général des mourides wax ñun ñu ne duñ ko def wala duñ ko déglu dinañ fi génn wax ba pare mu leer sénégalais yëpp lan moo tax ñu doxalee noonu sénégalais yi comprendre ko parce que buñ ko jékki-jékkee dox rek wax rek dañuy nekk ndaw yi dañoo réew ndaw yi amuñu yar ndaw yi am non c'est pas ça faut que ñu expliquer les raisons ñëpp comprendre lan moo indi rupture bi entre ñun ak yoon bu kilifa bi nekk di jël loolu ñun duñu ànd ak moom ñun yoon boobu duñ ci nekk ay dunguru kenn di la ci maral say tànk xawma lan duñ ko defal kenn képp ku nekk wetu askan bi ma génn yëgle ko ne kii nii mu ngi suñu wet képp ku génn képp ku créer division entre moom ak peuple bi ñun ñu won la ginnaaw koo mun ci doon ci àdduna parce que ñun yàlla kese la ñu am amuñu leneen yàlla kese la ñu am donc ma expliquer leen suba boo leen gisee lii mooy indi ay kilifa génn wax kenn du leen déglu parce que moment yu la jeunes yi yaakaaree ba nga wax ñëpp déggal la moment bu ñu yaakaaree ni bu ñu nekkee di jàpp ay activistes di tëj di nga génn di wax moment bu ñu yaakaaree bu ñu yokkee ceeb di nga génn wax moment bu ñu yaakaaree ni bu ñu yokkee duulin di nga génn wax moment yooyu noonu yëpp ñu gis la nga noppi peuple bi di manifester ñu leen di jàpp dóor affaire visa bi ñu jàpp ci Simon ak kilifa député yi ñu bàyyi leen kenn jàppu leen yooyu noonu yëpp xew askan bi di xaar sa intervention yow nga ni mukk doo si wax amoo looy wax ak Macky Sall waaye peuple bi bu génnee di xeex am nga looy wax ak jeunesse bi mais sama gars yi voilà xaar leen dinaa ko bloqué sama modérateur bu nekk ci commentaire yi ngir yàlla bloqueel ma xaj yi yëpp ñi nga xamante ne moom la ñuy yóndi ay nit ñi nga xamante ne dañoo bañ a utiliser seen xel parce que nit boo bañ a utiliser sa xel xaj ngay doon waaw parce que xaj la ñuy takku buum di ko xëcc di ko yóbbu ci sens bu nekk un chien mooy nekk en laisse mais doomu aadama yaakaar naa duñ ko takk buum di ko xëcc ci sens bu ñu neex quoi doomu aadama xelam la yor xaj amul xel quoi mun nga ko jàpp takku yew ko buum di ko xëcc fu la neex nga yóbbu ko waaye boo leen bëggee nekk ay xaj da ngeen di dem xool place bi ngeen di saagawee doomu aadama yuy jëfandikoo seen xel yi donc dinañ leen bloqué gars yi dinañ leen bloqué sama modérateur ñu ngi ci commentaire yi dinañ leen bloqué donc ma continuer ci sama waxtaan bi léegi ñun ceeb bi bu yokkee kenn du wax suukar bi bu yokkee wala bu manqué kenn du wax problème yu fi am Sénégal mu ngi continuer te jour bu ñu doon arrêté amoon nañ yaakaar ni problème yooyu kenn du ko dund encore Sénégal dañu wax dëgg te yàlla tax jour bi ngeen di arrêté xeex yaakaaroon neen ni problème mu sénégalais yi jeex na léegi yaakaaroo leen ni léegi suñu problème jeex na kilifa yi dinañ ñu waxal jaratul ñuy génn di manifester jaratul ñuy génn di taal jaratul ñuy génn di xeex di rayante léegi kilifa yi am nañu ñoo xamante ni léegi décidé nañu pour waxal askan bi yéen amoo leen woon yaakaar boobu ngir yàlla ak yonent bi dañuy waxante dëgg rek bés bi ngeen arrêté xeex
est-ce que vous n'êtes pas déçus? Est-ce que vous n'êtes pas déçus? Est-ce que vous n'êtes pas déçus? Vous êtes tous déçus. Parce que li ngeen gis nii mais xamoo leen li mu doon. Et on veut vous obliger le silence. Ni amoo leen droit wax. Mais nit mun na ñëw ba ci Touba kanamu sénégalais yëpp ne man damay soutenir officiellement Macky Sall te liste buy am Touba liste Macky Sall lay doon. te yow nga ne woon médiateur nga nit yi dañ laa war a déglu parce que faroo ci Macky Sall yow médiateur nga quoi da ngay ñëw pour calmer les choses pour l'intérêt de la nation yow nga ne médiateur nga da nga ñëw pour négocier pour la paix ñëpp déggal la jox la rôle médiateur boobu léegi ba yow fi nga nekk xalif pour fay askan bi borom nga ne liste buy fal Macky Sall ci Touba man maa ko fi imposer Sénégal billahi gis ngeen suñu réew tant que ñamewuñu dégg suñu dëkk du avancer centimètre ñun duñ fi saaga kenn nee naa leen man du ma saaga kat du ma fi saaga waaye dëgg bu weex xatt bi dinañ ko wax mais c'est de la trahison de la haute trahison yow nit yi di xeex naan ay Auchan dégage ay lii yow nga ñëw di recevoir seen ay nit mais ci biir néeg bi lañ la fekk ñeneen ñi sax fu ñu lay recevoir bokkul suñu militaires yi fu ñu la recevoir si fauteuil yi nga toog waaye lii ci bi sa kaw lal la ñu dugg fekk la ci biir sama gars yi ñun dafuñu de kenn dàquñu interpréter les faits ci sa kaw lal lañ la fekk gis nga suñu militaire sénégalais yu fa dem ci salle lañ leen recevoir fu ay fauteuil nekk dem leen xool fu ñu recevoir armée française si biir néeg la kilifa gi ci kaw lal la toog ñun suñu militaires yi sax yegguñu fa ci ay fauteuil ci kaw fauteuil lañ leen recevoir dem leen xool fauteuil bu dee amul rek ngeen désabonné wu ci sama page bi ngeen dem ngeen xam ne kii du waxkatu dëgg donc sama gars yi y a des choses yoo xam ne nit munoo ko di doxee nga ne forcément jeunesse bi dama leen di noot te kenn du wax damay diaboliser réseaux sociaux yi képp ku yaakaar ne yow mun nga arrêter réseaux sociaux yi na nga joxe ndigal nga ne na taalibe yëpp génn ci réseaux sociaux yi nga xool conséquence bi di nga jékki-jékki wéet ci sa ndigal parce que kenn du la faale wax dëgg neex yàlla képp ku ko bëgg a essayer génnal nga joxe ndigal nga ne taalibe yi bëggatuma gis kenn ci réseaux sociaux yi nga xool di nga gis Macky Sall mii xam na ni mënul xeex réseaux sociaux yow mu yondi la pour nga décrédibiliser wu nga naan réseaux sociaux yi yàq na jàng réseaux sociaux yi tax na ba nit yi amatuñu nekkatuñu ci diine bi mais sa waay ñaari aspect kese yooyu kese nga gis ci réseaux sociaux yi amul lu positif parce que nit booy wax dañ lay ne nga balance nga def thèse nga def antithèse ñun loolu la ñu jàngal depuis bu ñu doon def suñu bac dissertation bu ñu commencé philosophie ci lycée bi dañu ne lu nekk loo gis am na thèse am na antithèse am na lu positif am na lu négatif mais nga ne réseaux sociaux yi nga génnee ñetti points yu négatif mais nga génnee réseaux sociaux yi informé bu muy tax population bi informé wu autrement réseaux sociaux yi moo tax tey sénégalais yu bëri xam lu xew ci àdduna bi mais loolu nekkul domaine religieux nekkul loo xamante ni kilifa diine moo ñu war a xamal njëriñu réseaux sociaux kilifa diine nañu wax ci islam man benn kilifa diine gënuma xam njëriñu réseaux sociaux loolu débat la loolu c'est des faits divers kilifa diine bi bu ñëwee mun naa ci débattre ak moom parce que du waxu yàlla du waxu yonanti loolu affaire la boo xam ne ñëpp mun nañ ko xamal seen bopp kilifa diine bu ciy wax dañ lay rabaisseloo da ngay wàccee sa bopp parce que boo waxee ci diine ñu ne la yaa ñu ci ëpp xam-xam boo waxee ci yonent bi ñu ne la yaa ñu ci ëpp xam-xam boo waxee ci sëñ Touba ñu ne la yaa ñu ci ëpp xam-xam waaye boo waxee ci réseaux sociaux ban xam-xam nga ñu ci ëpp ku wax ci réseaux sociaux ban xam-xam nga ñu ci ëpp nañ waxante dëgg rek tu n'as pas de connaissance plus que les gens ce que tu sais c'est ça que les autres aussi savent vous êtes tous au même niveau n'importe qui fait des recherches il va voir que lii nii point positif la lii point négatif la mais foofu amul sëriñ amul dara képp ku ñëw di dugg domaine politique ne kenn warul commenter Sénégal rëy ñu nekk un pays boo xamante ni un et indivisible la ci benn lieu ci dëkk bi nga ne force fii benn liste lañ fi imposer liste xalif lay doon ça c'est de la démocratie ça ce n'est pas un pays ça ce n'est pas de la démocratie ça c'est de la dictature religieuse noonu la tudd mu neex leen mu naqari leen ngeen nangu ko ngeen bañ ko nangu ça s'appelle de la dictature religieuse ce n'est pas normal boo leen ne ay républicain ngeen wala ay démocrate ngeen doo leen nekk ay républicain wala ay démocrate à moitié
foo leen gisee Touba ñu def fa lu dul yoon ngeen ne doo leen wax. Vous êtes des hypocrites ay hypocrites ngeen ay naafeq ngeen gëmoo leen dëkk bi gëmoo leen démocratie bi parce que loi yi ñuy voté ci dëkk bi loi yuy tënk élection nu ñu koy organiser c'est valable pour toutes les localités du pays sans exception. Il n'y a pas une loi faite pour Touba, une loi faite pour Tivaouane, une loi faite pour Kaolack amul. On est dans un pays un et indivisible. Même loi buy dox Touba mooy dox Tivaouane mooy dox Kaolack mooy dox fépp lu ñu waree organiser élection c'est valable pour tous les foyers religieux sans exception parce que ci biir Sénégal lañ bokk. waaye léegi loolu ñu def ko ñu ne képp ku ko commenté da ngaa réew da ngaa ñàkk teggin da ngaa ñàkk ormal kilifa diine yi da ngeen réew. yéen pour yéen stigmatiser boobu dina tax ba sénégalais yi bañ a déglu wax ji quoi marque bi ngeen di bëgg a coller nit ñi pour nit yi bañ a déglu xam-xam bu nit ñi di wax ngeen yaakaar ni ça va suffire pour que sénégalais yi yem ci loolu kese bañ a ñëw déglu kaay soof lu muy wax balaa ñuy xam kan mooy nit ki. diaboliser jël ay photo nit di diaboliser day saaga kilifa yi day def lii c'est pas ça la solution parce que képp ku ñëw déglu waa ji dina xam ne kii lépp lu mu wax début ba léegi dëgg kese la saagawu fi kenn te dëgg kese la fi wax. Mais, sama gars, c'est comme ça que vous voulez changer le Sénégal? C'est comme ça que vous voulez changer le Sénégal? ay nit yu wax dañoo dëggu ñoom dëgg bi fu mu leen fekk pare nañ dee pour dëgg waaw ñoom kese ñoo dëggu ci Sénégal sujet baa ngi nii boo xamante ni góor yàlla yi dëgg ñuy jixat nafs dëgg ñu ngi nii di ko sañ a wax waaw fii la ñuy xamee ku dëggu ak ku dëgguwul ku far ak ku farul. ci religion da ngaa far waaye ci politique moom faroo àndoo ak kenn mais ci religion da ngaa far même ci religion man faruma ci benn këru diine Touba bu defee ma wax Tivaouane bu defee ma wax Niassène bu ñu defee ma wax faruma ci benn tarixa bokkuma ci benn tarixa loolu mooy neutre nit booy neutre dooy neutre ci politique bi kele nga far ci benn këru diine non nit booy neutre booy ne homme d'état nga waroo far fenn boo ne man damay waxal Sénégal waroo normalement far fenn que ce soit religieux que ce soit politique waaye yéen politique bi kese ngeen gis ni nit warul far waaye ci diine war na far non suba boo gisee Tivaouane def loo xam ne du yoon est-ce que di nga ko sañ a wax te nga nekk tijaan loolu la ñuy wax ku dëggu nga nekk murit est-ce que boo gisee suba luy dox te du yoon ci Touba di nga ko sañ a wax te nga nekk murit loolu mooy dëggu donc Sénégal ku far da ngay am problème. da ngay am problème donc sama gaay nañ toog xalaat mu ne yàgg ci tubaab bi gis ngeen booy waxee ñu ne da ngaa yàgg ci tubaab bi ndeysaan boo commencé di wax niveau boo xamante ni moo gën a kawe seen niveau dof yi ñuy nekkee chaque jour ñu ne la da ngaa yàgg ci dëkk tubaab bi du question de yàgg ci dëkk tubaab yi nag dëgg la sonal nañ nit ku ñuul waaye dañoo juste nag de loolu nañ ko waxte dee tubaab justice la xam. gis nga bu ñu nee loi bii moo am ci réew pour tous les citoyens ku solul masque dañ koy amande sëriñ xalif général bu ñëwee solul masque dañ koy amande tubaab yi non côté boobu amuñu exception ñun ñooy xool kii xalif la kii taalibe la kii la waaw mais attendez nee nañ greffage dañ koy tere Touba Marème Faye Sall ñëw sol greffage am toog ak sëriñ bi ci wetu sëriñ bi beneen citoyen sénégalais bu ñëwoon sol greffage ñu dàq ko saaga ko ne ko caga nga lii nga respecté woo kilifa diine gi Marème Faye Sall moo gën yeneen sénégalais yoo xamante ni ñu ngi leen di néewal doole te xaalis si taalibe yooyu la ñuy dajale seen 1 franc seen 10 franc seen 100 franc seen 100 000 yooyu la ñuy dajale di ko ñëw jox kilifa diine gi est-ce que Marème Faye Sall moo leen war a gënal sénégalais boo xam ne 10 francs la yor wala 2000 francs la yor mais yéene ko kilifa gi est-ce que Marème Faye Sall moo leen war a gënal taalibe boobu peut-être lu mu leen di jox sax daf ko lew mais Marème Faye Sall dafa sàcc musul liggéey amul fonction ci réew mi lépp lu ñu jël ci dëkk bi dañ koo sàcc mais sama yaay dëgg baa ngi nii boo xam ne nañ ko wax saagawuma de du ma fi saaga kenn waaye gis ngeen omerta bi ak imposer ñu silence bi moom laa maar parce que on ne construit pas un pays dans le silence et dans le mensonge kenn du defar jikko yi ci fen kenn du defar jikko yi ci naafeq ci hypocrisie jikko yi nu ñu koy defaree en affrontant la vérité dañu waxante dëgg waaye sama gaay donc man ni ma leen ko waxee man awma problème ak kenn man bañuma kilifa diine yi man maa fi yàgg soutenir kilifa diine yi
bu amee ay nit yu génn sax di leen xas man maa leen di ne non ñun dañoo soxla kilifa diine nekk suñu wet waaye mënuma ko def dans l'hypocrisie mënuma gis lu ne fàng tamit ma ne damay génn di ci soutenir kilifa diine yi ça veut dire pour nga mën a soutenir kilifa diine yi sax foog ñu jox la tuuti argument foog ñu jox la tuuti espoir foog ñu jox la lépp lu ndaw loo xamante ni sax dina la won ni ñii au moins même bu fekkee ñu ngi soutenir Macky Sall ci suuf fësaluñu ko buñ demee ba fësal ko ñëpp gis ko kan moo leen mën a soutenir taalibe yi sax mënuñu leen soutenir taalibe yi sax mënatuñu leen soutenir parce que ku ne benn liste mooy am Touba te liste Macky Sall lay doon ban taalibe moo ci ànd te xam ne Touba mosuñu fa ànd ak Macky Sall moo tax ma ne leen taalibe yi bu leen voté bu fekkee benn liste kese moo am Touba voté Macky Sall kese moo fa sës bu leen voté man kaay soof maa leen ko wax man kaay soof man maa leen ko wax te assumé ko 100% bu fekkee benn liste kese moo am mu votel Macky Sall wala ñàkk voté bañ leen voté na ngeen ñàkk nekk ay citoyen c'est pas grave li ngeen di def noonu jihad la parce que képp ku voté pour Macky Sall di nga lor askan bi di nga lor peuple bi te képp ku lor peuple bi yàlla dina la laaj ndax yow da ngaa mandi woon bi nga doon voté Macky Sall wala da ngaa naanoon wala dañ laa drogué woon nga ne déedéet yàlla ndigal la mu ne la yaa ñàkk jom yow luy lor sa askan luy yor sa réew luy lor sa réew nga ne ci ndigal ngay xool ba ci lu war a lor sa réew nga ne da nga ciy ànd ngeen yaakaar ni loolu dafa am ci dëkk tubaab bi tubaab dina lor dëkkam ci benn wax boo xamante ni dañ ko wax te mu xam ne lii arrangé wul sama réew mu ne dem ci ànd par la force tubaab mais loolu moo tax ñu raw ñu parce que ñun détails yu ñuy tardel nii ay bêtises yu ñuy nekk yu ñuy tardel nii ñoom nekkuñu ci loolu ñoom raison la ñuy demee mais ñun ay affaire de sentiment ay affaire de yërmande ay affaire de am yar affaire de am teggin loolu construireul dëkk loolu taxul dëkk avancé loolu taxul dëkk développé di ngeen am yar ba ginnaaw suba seen dëkk du bouger gisoo leen ni ñun yàgg nañ nekk ay taalibe mais est-ce que suñu dëkk dafa bouger centimètre dëkk yoo xam ne gëmuñu yàlla kese ñoo nekk di avancé dëkk yoo xam ne gëmuñu yàlla kese ñooy avancé kilifa diine bi bu feebaree France lay ñëw faju mais dëkk bu ëpp yar ak teggin Sénégal la mais kenn mënu ko faj bi mu bëgg France lay ñëw faju pourtant ay yéefeer ñoo koy faj ay nit yu gëmul yàlla ñoo koy faj lu tax parce que seen yërmande boobu noonu ce n'est pas une science seen yar boobu ce n'est pas une science seen teggin boobu ce n'est pas une science dem leen uti science ngeen bàyyi di ñu sonal ak yar ak teggin ak orma ak xawma lan ce n'est pas ça qui fait avancer un pays bu fekkoon mënoon na avancer le dëkk kilifa bi du jógee Touba ñëw faju France nañ waxante dëgg mais c'est de la trahison li may wax nii sànq ba léegi maa ngi gis nag may message di ma diaboliser bàyyil kilifa yi ngay saaga mais xoolal nii la ñuy def boo commencé wax dëgg rek ñu ne day saaga kilifa yi mais sama sénégalais yéen ñi fi nekk soyez des témoins ci li may wax est-ce que gis ngeen fii bu ma commencé wax ba léegi benn saaga boo xam ne wax naa ko kilifa diine yi est-ce que gis ngeen fi benn wax bu déplacé boo xam ne wax naa ko kilifa diine yi mais gis nga bëgguñu kenn ku yee sénégalais boo ko commencé rek ñu ne la da ngay saaga kilifa diine yi da nga contre Mouridi da ngay xeex Serigne Touba xool leen bu ma commencé wax ba léegi loolu la ñuy wax de léegi ngeen gis ñu commencé di ma poster fu nekk kayis foofu noonu Mouridi la day xeex yoonu Serigne Touba dafa jaloux dafa siis seen xolo bon bëgguñu lu yàlla may Serigne Touba mais qu'est-ce que ça a à voir ak lu yàlla may Serigne Touba yàlla lu may Serigne Touba may na ko waaye dans toute chose dans toute organisation il faut que mu am loo xamante ni régulateur lañ koy woowee lui réguler à un moment donné toute personne est tentée par quelque chose toute organisation peut dévier dans un sens non souhaité mais régulateurs yi jóg ñu réguler waat affaire bi tegaat ko ci yoon loolu moo tax may waxuma pour manquer respect kilifa waxuma pour diaboliser murid yi sama ay xarit lañu taalibe Sëñ Touba yi sama ay xarit lañu tey bu ma commencé live bi YouTube sama téléphone sonné na depuis ci Touba fu nekk ñu woo ma ne ma kaay sof yow lan moo tax ñun ñu sopp la parce que même ci kilifa diine booy wax ci ñoom ci yar ak teggin ngay waxee ak ñoom li ngay wax ñëpp mun nañ ko déglu ñun ba Touba dañ koy déglu parce que doo saaga kenn doo manquer respect kenn lépp ci yoon nga koy teg donc continuer wax sa xalaat nga koy continuer teg ci yoon boobu parce que am na taalibe yoo xamante ni boo commencé wax ñoom ñoo lay radicaliser loo commencé di la saaga di la diaboliser même boo waxul wax bu garaaw sax ñu commencé di la saaga mais yii wax ana lan moo si garaaw xanaat léegi tamit wax loo xamante ni d'accord ñu ko
c'est un crime dans ce pays ne lii du yoon est-ce que c'est un crime mais ça veut dire Touba bëgguñu Macky Sall taalibe yi bëgguñu ko comprendre ngeen taalibe yi bëgguñu ko taalibe yi mosuñu votel Macky Sall boo ñëwee ne Touba benn liste mooy am mooy da nga bëgg a forcer taalibe sëñ Touba yi pour ñu votel Macky Sall par la force te xam naa taalibe sëñ Touba yi ànduñu ci loolu wax leen ma rek est-ce que yéen Touba da ngeen war a mus a votel Macky Sall liste bi bu amee mooy doon la première fois de Touba votel Macky Sall loolu gàcce lay doon parce que lan moo nekkoon fierté Touba ne ñun mosuñu ànd ak Macky Sall dañ koy yuuxu wax ko ci kaw ne ñun mosuñu votel Macky Sall Touba lépp loo mënoon wax ci Touba mënoo ne élection bu jotee waa Touba dañuy votel Macky Sall sauf bii yoon bi nga xamante ne dañuy forcer liste bi mooy doon pour la première fois xanaa Touba votel Macky Sall mais mosul am mënoon nga wax ci lu nekk ci Touba sauf votel Macky Sall léegi dañoo bëgg a forcer waa Touba sax votel Macky Sall votel Macky Sall par la force donc sëñ bi ñun amul ormal boo xamante ni dina weesu ñu dem ba à quelques secondes quelques minutes pour ñu jëlee Macky Sall palais ñu bàyyi lépp teg lépp ci suuf ñu ne la ñu ngi lay déglu amul ormal amul doomu aadama yaakaar naa bu ko mus a amagum Sénégal à part sëñ Touba yaakaaruma ni mus nañ ko confier benn doomu aadama ci Sénégal à part sëñ Mountakha à part sëñ Mountakha yaakaaruma ndaw yi am na kenn ku ñu respecté à ce point ñu won ko ci histoire du Sénégal à part sëñ Mountakha amul à quelques secondes ñu jëlee waa ji bale nga wax ñëpp toog ne la dëggal nañ la waaye loolu tamit bu ñu demee ba di ci commencé am cœur brisé di ci am déception nag c'est normal ñu wax parce que fu ñu toll woon on était à 2 doigts jëlee Macky Sall palais yow yaa wax ak ñun sëñ Mountakha yow yaa wax ak ñun ne ñu toog leen dinañ teg lépp ci yoon waaye tamit yaakaar bu demee ba tollu foofu gis yii déception est-ce que suñu droit la ñu wax wala du suñu droit ñu wax ñun ñi nga xamante ni perdre nañ 15 de nos frères 14 ñu rey leen tiire seen kaw rey leen sëñ Mountakha xam ko sëñ Bass xam ko ñëpp xam ko ci Sénégal ñu tiire 14 Sénégalais rey leen ñu ne lépp teg nañ ko ci suuf ndax dëggal sëñ Mountakha yéen sëñ Mountakha ñun am na ku ko ormal plus que ñun xeexkat yi am na ku ormal sëñ Mountakha plus que ñun yéen da ngeen fi mën a wax vous êtes des ingrats yéen taalibe yi boo leen ñu mënee saaga tey rek ay ingrats ngeen barki alquranul karim yéen boo leen mënee génn tey diaboliser ñu ñun ngeen xam ne doo leen ay gor billahi wallahi tallahi ngeen trahir ñu kon parce que kenn musul ormal sëñ Mountakha ormal bu toll noonu yéen da ngeen mën a génn saaga ñu tey parce que lu muy def nii d'accord ñu ko ak moom mais c'est pas possible n'ayez pas la mémoire courte n'ayez pas la mémoire courte bu leen fàtte xaju fi matul 3 mois 4 mois ci ginnaaw yàggul fàtte xaju fi donc wax leen ak sëñ bi ngeen ne ko sëñ bi lu tax ndaw yi yëpp sopp la ba nga wax ñoom ñëpp teg lépp ci suuf ci sa doxalin la ci sa li ñu gis ngay doxalee la moo tax ñu joxoon la respect boobu doxalin boobu bu changé suba dara bu fi xewaatee boo waxee kenn du la déglu loolu mooy risque bi kon nañu ak continuer ci doxalin boobu noonu ndaw yi doxalin boobu moo gën mooy meilleure façon bu ñu leen mënee noppiloo mais du saaga du menace du loolu mooy noppiloo ndaw yi mais comportement boo xam ne boo ñëwee won ñu ko kenn du wax ñëpp noppi nangul la loolu moo gën ci lépp moo gën saaga moo gën ay menaces moo gën noppi leen par la force moo gën lépp ñëpp ngay tëj seen gémmiñ doxaleen kese te wax leen ak sëñ Mountakha ne ko ñun ndaw yi bañuñu ko waaye nag affaire yi ñoo nekk di accumuler wu mu niroo ni mu mel ni finalement xeex jeunesse bi la jeunesse bi nga xamante ni moom moo la déggal moom moo la nangul lu mu nangulul président de la république nangalu ko président Macky Sall mënutoon wax ba arrêté xeex bi sëñ Mountakha yow la ñu jox cër boobu ci Sénégal yow lañ jox cër boobu cër boo xamante ni Macky Sall sax mënutoon fay affaire bi kenn mënutoo ko ñu yow kese yaa ko mënoon fay ñu jox la parce que ñu jox la respect boobu ne sëñ Mountakha kese bu waxee ñu noppi mais suba bu ñu amee déception c'est notre droit ñu wax
bu ñu commencé am déception sëñ Mountakha c'est notre droit ñu wax parce que bi nga ñu waxee ñun déggal nañ la yow tamit nga war a même si ay ndaw lañu ngeen war a jël tuuti ci luñ leen di mais luñ leen di dënk tamit ngeen mun ko def ngeen mun ñu ko defal tamit waaye yéen munoo leen dëkk di ñu ñaan ñun ñuy séddee ñun doo leen ñu defal dara doo leen jàppale askan bi doo leen waxal askan bi doo leen xeexal askan bi lépp bu yokkee seen yoon nekku ci ngeen nekk ci seen bànneex ngeen bàyyi ñu ci souffrance suba boo leen waxaatee ñun duñ leen déglu nañu waxte yàlla tax waay mais suba toog leen ngeen xool ngeen yaakaar ndax suba circonstance bu Sénégal di traversé ni bu ñu demee ba nar a jëlee Macky Sall palais encore ngeen yaakaar ni tey sëñ Mountakha bu waxaatee gars yi dinañ bàyyi dama leen poser benn question bu simple tey sénégalais yi jógaat sëñ Mountakha génn wax ngeen yaakaar ni gars yi dinañ bàyyi dama leen poser question rek lii ni bu continuer ngeen yaakaar ni sëñ Mountakha bu continuer bu génnee waxaat gars yi dinañ toog banque seen loxoy toog expérience lañ nekk di dund de te du renouveler wu incha allah ñu ngi jël noté gars yi waxuñu de ñu ngi jël seen bic ak feuille di noté di marqué benn ñaar ñeent di noté rek di noppi di noté rek voilà donc sëñ bi ñu ngi lay ñaan nga jàppale ndaw yi quoi nga jàppale réew mi parce que réew mi yaakaar bu rëy lañ teg ci yow ay jàppale Macky Sall moom du sa position de position bi nga taxawee jour bu ñu bàyyi xeex bi du position damay ñëw dooleel Macky Sall du position boobu nga ñu woon de sëñ Mountakha du position boobu nga ñu woon ne damay ñëw pour dooleel Macky Sall bàyyi leen xeex bi man dinaa ñëw pour ànd ak Macky Sall boo ñu ko waxoon ñun du ñu arrêté xeex bi ne damay ñëw waxal askan bi dinaa leen taxaw wax leen ma luy seen doléance wax leen ma lépp lu leen metti dinaa ko yëgle Macky Sall incha allah dina fi jeex ci réew mi loolu moo tax c'est un contrat boo xam ne dañ koo signé ak sëñ Mountakha donc contrat la amul sentiment amul religion amul dara luñ ciy boole c'est un contrat nag dañ koy respecté wala ñàkk koo respecté c'est ça un contrat y a pas de sentiment dans les contrats on avait signé un pacte ak sëñ Mountakha le pacte n'est pas respecté on a le droit de venir dire que suñu pacte bi bu ñu signé sur la base duquel ñu arrêté xeex bi pacte boobu ñu ngi koy violer on a le droit de le dire ñu ngi violer pacte boobu te bëggoo leen ñu wax bëgg ñu forcer silence bi menace de mort di ñu saaga ci réseaux sociaux yi boo leen jógee ngeen ne talibé militant Ousmane Sonko yi ñooy saaga di saaga nit ñi di diaboliser di ma menacer de mort bi ma commencé di wax ci sëñ Mountakha ba léegi foo leen ko teg donc loolu la ñuy noppiloo nit ñi par la force parce que am na loo xam ne ñu ngi koy wax te mu nekk dëgg bëgguñu ñu wax ko ba ñeneen di ko dégg ñu leen di menacer de mort di leen jéem a tiital di leen xoxotal loolu yëpp jaru ko fi nañu doxal luy yoon rek jarul ñuy saaga ay nit jarul ñuy menacer ay nit jarul ñuy jéem a intimider ay nit nañu doxal luy yoon ñëpp dinañ d'accord jarul loolu yëpp loolu yëpp mun na fi ñàkk waaw parce que jour bu sëñ Mountakha ñaanee ñun saagawuñu génnuñu saaga malgré que mer nañu sax mais muñ nañu toog noppi gisoo leen ma génn di saaga sëñ Mountakha da ngeen ma gis ma génn def ko da ngeen gis ma génn di xas sëñ Mountakha dañoo noppi muñ waaye yéen tamit da ngeen di muñ pacte boobu buñ ko violé ñun tamit ñuy génn wax da ngeen di muñ waaw parce que muñ moom du peuple bi rek ay dëkk di muñ foog ñëpp muñ ci réew mi bu dee loolu la sama gars yi nañu waxante dëgg te yàlla tax waay nañu waxante dëgg te yàlla tax sëñ Mountakha am na fu ñu la yaakaaree de yaakaar bu mu tas de yaakaar bu tasee taalibe yu bëri dinañ am lu leen metti taalibe yi dañoo am ndam bés boo génnee wax rek ñëpp noppi taalibe yi dañoo am ndam waaye taalibe yi gàcce lañ nekk di am léegi sëñ Mountakha gàcce lañ nekk di am wax dëgg yàlla tax nag taalibe yi dañoo amoon ndam mais suñ sëriñ wax na ñëpp noppi on a choisi le bon sëriñ tey taalibe yooyu ñoo nekk di tourner waat di naan ana sama sëriñ amatuñu lu ñuy demee marché ana sama sëriñ amatuñu lu ñuy jëndee suukar ana sama sëriñ amatuñu lu ñuy fayee courant ana sama sëriñ amatuñu lu ñuy jëndee diwlin ana sama sëriñ kenn gisul sëriñ donc suba boo ñëwee taxawaat kanamu même personne yi nga xamante ni bu ñu gestoo gisuñu la sa ginnaaw boo waxaatee duñ la déglu de
waaw kay donc ñu yemale ko fii balaa wax ji di gën a gudd mercredi bi dinañ ko gën a décortiquer ci sama chaîne YouTube bi Kayz Fof TV ngeen jéggal ma nag sama xarit murid yi am na ay xarit yu bëri ci yéen ay sëtu sëñ Touba ci famille bi dañ may woo sama mbokk Mbakke ñuy waxtaan mais dëgg nag bugguma xaritoo boo xam ne du dëgg moo koy lal bugguma xaritoo ak yéen ci xaritoo naafeq loolu du xaritoo xarit vrai mooy koo xamante ni ci dëgg ngeen di xaritoo waaye du ci naafeq wax dëgg neex yàlla xaw ma benn xarit kon bu dee ci naafeq laa war a àndee ak yow xaw ma benn xarit waaye bu dee ci dëgg lañu war a ànd bari naa ay xarit kon donc bu kenn mer li ma wax ni xool leen lu ci dëgg lu ci baax ngeen jël lu ci bon ngeen jël sànni ko ngeen xam ne personne n'est parfait waaye lu ci baax yaakaar naa bari na tuuti de ngeen jël ko quoi de la part de koo xam ñoo xamante ni ñoom ñoo doon wax ci réseaux sociaux yi jeunes yi di génn di jëf bu sëñ bi waxee ñun ñëpp dañoo rangé wu noppi arrêté di woote dëggal sëñ bi yéen ñëpp gisoon ngeen rôle bu ñu joué woon ci xeex bi yéen ñëpp gis ngeen ko waaye sëñ bi bu waxee ñun ñëpp dañoo rangé waat bankaat suñu loxo ne d'accord xeexkat yooyu ñoo ñëw di wax ak seen sëriñ di wax ak moom naan ko bu ñu fàtte bul fàtte jërëjëf bonne journée sama gars yi nekk leen ci jàmm dama génn voyage sonn mais mercredi bi ci sama chaîne YouTube bi Kayz Fof TV ni ngeen ko gisee nuñ ko bindee ci page bi rek Kayz Fof ngeen tapé ngeen def TV ngeen xool ko ci chaîne YouTube bi dañ fay def ay waxtaan chaque mercredi ak chaque samedi à partir de 21h30 heure France 19h30 heure Sénégal dañ fay waxtaanu dëgg nag waxtaan boobu nag moom lañ bëgg continuer waxtaan ak yéen donc sëñ bi xam naa taalibe yi dinañ la yëgal suñuy salutation ak suñu ay remarque yu ndaw ay ndaw lañ nag waaye boo waxee ñu dégg nag déggal la respecté la yaakaar nañ ni ñun tamit am nañ droit wax ak yow même si ay ndaw lañ sax wax ak yow tuuti pour ngeen jël quelques affaires yu baax ci suñu wax bi tamit ngeen jël di ko fàttaliku waaw kay merci beaucoup à tout le monde na ngeen nekk ci jàmm yal na yàlla jàppale Sénégal yal na yàlla jàppale jeunesse bi incha allah bu kenn bàyyi xeex bi nañu dëggu rek un jour ñun ñëpp dinañ dee waaye nit ñi lu ñuy rappelé wu xam nga mooy doon lan est-ce que nekkoon na nit bu dëggu est-ce que fenkat la woon est-ce que hypocrite la woon yàlla bëggul hypocrite du nekk xaritu yàlla mukk waaye waxkatu dëgg moom fu mu gestu gis yàlla ci wetam boo wéetee rek xamal ni yàlla mu ngi sa wet waaye hypocrite moom du ànd ak yàlla mukk yàlla du mës a nekk ci wetam donc nañ fexe ñu dëggu bu ñu perdee ay doomu aadama yàlla dina nekk suñu wet incha allah jërëjëf merci beaucoup à tout le monde